mbokku Sodida jigéenu Sodida jeunesse Sodida ak travailleur Sodida waa HLM asalaamaaleykum wa rahmatullah. dafa mel na fekk naa fi déjà ay bleu blanc yu bëri loolu mooy Sodida ñu ngi ci kanam ñu ngi ci kanam ci combat bi nga xam ne dañ koy mëne di ko mëne pour HLM di ko mëne pour jeunesse su HLM mais di ko mëne surtout pour avenir u HLM ñu ngi leen di nuyu am mbégte lool mbégte bu rëy boo xam ne mënuñu ko décrire ndaxte fii dafa nekk foo xam ne waa HLM nañ ko fàtte wante dafa bokk HLM fii mooy buntu HLM ku màggi HLM xam nga ne fii cosaan la donc ñun ñu jël suñu sol suñuy dàll waa HLM bu ñu yamee fële defe ne fa la HLM toll ñu ñëw dugg Cité des Eaux dugg montagne dugg Sodida dugg Sonetti parce que suñu préoccupation yu gën a rëy suñu cadre de vie fii lay doore suñu cadre de vie dañ ko agressé de toutes parts cité bi dëkkuwaay la am ñu ñëw rax ci mu waroon nekk un atout ay avantages pour commune bi wante tey dafa nekk sujet d'inquiétude lu tax parce que fi ñu waroon yem ñu ngi koy wees di dem am na ñoo xam ne waruñu fi woon nekk ñii fi nekk tey di xëccoog ñun espace bi nga xam ne mooy espace su dëkkuwaay mu nekk problème bu rëy problème nag dañ koy résoudre jaarale ko ci yoon jaarale ko ci waxtaan jaarale ko tam ci autorité parce que loolu manqué HLM tey autorité kilifa boo xam ne day taxaw sol mbubu kilifa ku jaarul yoon mu dal sa kaw loolooy suñu problème tey ci HLM amuñu maire ci gàttal. yow donc di leen wax rek ne problème boobu dafa nekk loo xam ne c'est au cœur de nos préoccupations maanaam problème mu cadre de vie problème mu environnement problème mu bien-être des populations c'est un enjeu majeur pour cette commune Sodida mi ngi fi marché baa ngi fi dëkkuwaay yaa ngi seen diggante mu laaj réorganiser mu laaj dañuy redéfinir conditions yi nga xam ne moom la ñu occuper espace communal bi loolu nag waxtaan lañ ji waxtaan ci lañ ciy jiital ndaxte kat booy liggéeyal askan bi da ngay toog waxtaan ak ñoom solution yi ngeen gisandoo ko seen bopp mais buñ ko xasee ba tënk yow maire yow yaay sentinelle yow yaay veiller à ce que képp koo xam ne am na lu charte yi teg sa kaw nga respecté loolu nag incha allah nañ ci engagé wax yéen. suñu nee Sodida wax HLM 1 wala HLM 6 wala Colobane wala Cité Port benn problème rek damay doxantu ay minutes ci HLM su ma taxawee ay 50 xale wala 100 xale wër ma lu ñuy wax père wutal ñu liggéey père wutal ñu liggéey dimbali ñu nga wutal ñu liggéey mu mel ne que donc problème boobu yamul rek HLM problème bu Sénégal la wante ñun yàlla may nañu chance HLM ñu am commune boo xam ne bu ñu góorgóorloo tuuti nañu wàññi bu baax a baax chômage bi ndaxte am nañ espace soo amee espace rek mooy mën na indi ñoo xam ne nañu investir embauché xale yi ci activité économique yi ñu def boo nee espace mooy am na programme d'aménagement yoo xam ne boo ko réalisé fii dina indi xaalis dina indi emploi dina indi sécurité boo nee liggéey
mooy école yi dafa màgget dafa yàqu boo dee liggéey mooy lieu de culture dañ ko war a defaraat di ko entretenir boo dee liggéey mooy structure de santé yi dañ ko war a yokk kenn dootul jóge HLM dem Gaspard Camara wala dem Fann wala dem deux voies yi fële tey population HLM weesu na 50 000 habitants suñu plateau technique war nañ ko yokk yooyu yëpp ay projet la yoo xam ne boo koy engagé ay chantier yi du jeex la 5 ans du doy pour réaliser chantier yooyu ba tax na chantier yooyu occasion la pour xale yi nga xam ne ñii fii ñu am métier te amuñu liggéey ñu dugal leen ci chantier ñu liggéey man su yàlla defee ma nekk maire képp ku fi teg chantier lu may jëkk a teg sa loxo ci kay contrat yi ñuy signé dama naan la képp ku fi liggéey day xëy HLM na nekk doomu ku bëgg a occuper espace ci HLM looy aménager looy réaliser buy espace de commerce wala espace de production nee naa la jël xale HLM ba pare bala ngay jël keneen tam xale yi amul métier amuñu qualification dinañ génne une ligne budgétaire boo xam ne chaque année xale bu bëgg dem ASAFIN wala CNQP wala ONFP wala Sénégal Japon wala de la force ñu fayal la nga dem jàngi formation professionnelle. parce que kat dañu ne développement foofu lay jaar par la qualité des hommes adduna tey nu muy doxee dañu ubbi marché yëpp marché bu ubbeeku la amatul frontière suñu doom yi buñ leen tàggatul wutal leen métier wutal leen liggéey wutal leen ay qualification wutal leen ay certification suba ay xale yu jógee Burkina Faso Guinée wala ay Niger ñoo ñëw fii di liggéey suñu doom yi toog chômé loolu nag c'est un combat que nous devons mener à commencer par nos communes. loolu du yoon. suñu communes yi xaalis bi fii dugg budget boo xam ne buñ ko xaymaa dina mat 1 milliard et quelque chaque année boo ci génnee 100 millions ne dama koy dédié formation xale yi chômage bi dina wàññeeku fii ci HLM. soo nee formation nag yamul ci xale yu góor yi jigéen ñi tam nañ leen tàggat seen projet yi bëri na yéen a ngeeg calebasse yi yéen a ngeeg leket yi wante am na lu gën loolu nañu créé ay GIE nañu créé ay coopérative ñu former leen microfinance gestion financière gestion de projet su paree ñu soog leen financé mooy programme 3F boobu may wax formation formalisation financement boo xam ne nag duñ la lebal dañ lay subventionné mooy dañ la koy may buñ la may xaalis dañ lay gunge si sa projet ñaari at ñetti at bu mu wóor ñu ne li taxoon ñu jox la xaalis bi yaa ngi koy jeego nu mu waree su ko defee ñu bàyyi la nga demal sa bopp dem ñeneen ñoo xam ne ñu jox leen comme ni leen dafa am donc programme la boo xam ne xale yi nañ ci gis seen bopp jigéen ñi nañ ci gis seen bopp parce que kat buñ ne kër yi tey ci biir kër yi yéen a ko yore yéenay wuti dépense yéenay faj yéenay jëndi kaye yéenay jënd livre buñ ne jënd kaye jënd livre su yàlla dafay ñu jël mairie bi incha allah fii ci HLM xale dootu fi jënd livre dootu jënd kaye ndaxte kat loolu ñun association fukki at ak ñaar ñu ngi koy def fii ndegam association mooy def loolu asamaak mairie dama bëgg alalu mairie bi mu bañ dugg ci poosu maire wala mu bañ dugg ci poosu xaritu maire na dem ci kër yi fekk askan bi seen kër yi dinañ fexe ba budget bi ñu doublé ko ndaxte recette yi nga xam ne moom la ñu mën a tirer fii ci activité marché beeg yeneen activités yi fii ci Sodida weesu na li nga xam ne mooy dugg ci keesu mairie bi tey bu ko defee xaalis bu bëri boobu dinañ ci financer ay projet réhabilitation école yi defaraat ko moderniser marché bi defaraat suñu espace de vie yi xale yi di ci liggéey suñu waxee cadre de vie tey domaine la bu nga xam ne maire yi war na fa am une démarche li ñuy wax démarche de contractualisation mooy maanaam maire du moom mooy defar espace yi di ko entretenir
jeunes yi nekk fii nañu créer seen GIE créer seen association maire ñëw wax ak ñoom ne dama leen di financer ngeen gérer espace bi tànn si yéen ñoo xam ne dama leen di yóbbu devant le juge yóbbu leen tribunal jox leen ay pouvoir yoo xam ne ñoom ñooy surveiller ku jaarul yoon ñu dal sa kaw loolu mooy des agents assermentés. donc loolu dina permettre population yi ñu approprier wu seen cadre de vie lépp loo xam ne environnement bi ñu gérer ko seen bopp bu ñu aménager ñu def maintenance def entretien ba pare def sécurisation de cet environnement su ko defee kooku tam ay buntu la pour wàññi chômage buntu la pour wàññi li nga xam ne mooy occupation anarchique de l'espace su ko defee ñun suñu droit à une qualité de vie ñu mën ci jouir bu ñu yeewoo am espace suñu buntu kër yi suñu doom yi fo donc loolu mooy défi yi nga xam ne bokk na ci nga xam ne mooy suñuy préoccupation pour dellu ci xale yi rek association Déclic dafa jël 3400 élèves yoo xam ne ñoo nekk fii ci école HLM yi boole keeg xale yi nga nekk ñi nekk ci CM yi ak handicapé yi ñoom ñëpp ñu may leen couverture maladie universelle loolu incha allah chaque année bu yàlla defee ñu jël mairie bi xale dootul fekkam ci structure de santé yi wala ci centre de santé yi gratuité d'accès aux soins à travers cette carte de maladie universelle bu ñu leen di may chaque année kooku c'est un engagement que je prends aussi pour la jeunesse beneen bi mooy moderniser école yi tabaxaat ko ba mu bees équiper ko xale yi am métier fii ci HLM travaux yi yëpp chantier yi yëpp ñoom lañ koy jox ñu liggéey ko incha allah donc suñu commune yoo mën a defar lu jafe mooy gis ñu bëgg liggéey gis ñu yéene HLM gis ñoo xam ne seen xalaat sori na pour avenir HLM nag dimanche prochain incha allah le 23 janvier bokk na ci date yoo xam ne dañ ko war a marqué ci histoire HLM mu nekk une date de rupture mooy maanaam tappale yi fi amoon sàcc yi fi amoon incompétence yi fi amoon féete ñu gannaaw. bilaay fu ma duggee fa laa bëgg a delloo njukkal ma am di jàmm yéen a moom bi dama doon wax bés boobu incha allah yàlla ñu ko fekkee ñun ñëpp yàlla bu ko kenn manqué bésu renaissance de l'espoir au niveau de cette commune bésu avenir serein pour cette commune mais bésu perspective de développement la pour ces communes pour les populations des HLM wante population yi yéen la yàlla jox responsabilité ngeen tànn ki leen di jiite à partir du 23. le 23 yéen a tànn entre l'immobilisme l'incompétence yéen a tànn entre ñi nga xam ne dañuy xaar ba élection jot ñu ñëw yore seen maal yu bëri teg di corrompre conscience yi di génne xaalis boobu lu mu bëri boo ko séddalee kenn du ci am lu ëpp 10 000 francs wala 30 000. 10 500 la. boo ci jëndee ñaari kilo mburu ak yàpp mu jeex. loolu bokkul ak école yi ngay tabax bokkul ak centre de santé yi ngay équipé bokkul ak xale yi ngay fayal seen mur samedi passé ajjuma bërki démb inauguré nañu bloc sanitaire fii ci école boobu ñaari 3 école boo xam ne 1978 ba léegi suñu doom yi fu ñu jàngee école boobu amuñu douche fii ci HLM ñaata maire fi jaar 78 ba tey
te pourtant ñoom ñëpp tey ñu ngi laajaat maire yi. te ñoom ñëpp kenn du la ne yëgu ko woon parce que ñoom ñëpp parents d'élèves yi sol nañ seen dàll dem dugaat ñëwaat ñu tànkam lu leen bañ ko yëgee ba ñu parents d'élèves yi seet seen ñun ci bés ba dañuy yeewu suba ñu ne leen commencé leen travaux yi yàlla def ci sutura ba tey toilette yooyu inauguré nañ ko choix boobu ngeen di def nag diggante ñooñu di jëlee xaalis fu kenn xamul di ko ñëw di pasaree te mënuñu bind seen tur boo leen joxe tey mairie bi walaay du ñu jéem génn seen buntu kër pour dem foofu liggéey parce que xamuñu luy mairie. choix la entre ñii liggéey ak ñi nga xam ne dañuy toog seen kër ba mu neex leen élection jot ñu ne ñoom expert lañ ci lii expert lañ ci lii expert lañ ci lii te mus ñu defal dara HLM kenn mus jël dërëmam dugal ko ci askanu HLM muy xale yi muy jigéen ñi wala école yi wala santé yi wala jàkk yi donc da ngeen mën a ràññee le 23 janvier incha allah bu ngeen bëggee xam kanamu HLM changé bu ngeen bëggee ñu am un maire compétent un maire proche des populations un maire soucieux du développement de cette commune waajal moom. donc baax na ñu leeral ne le 23 ñaari élection dafa am élection commune HLM ak élection ville de Dakar ñun li ñuy xëccu di yóotu bala ñuy wax leneen ñuy wax HLM ba pare moo tax élection commune HLM la ñu bokk 13 candidats la di ngeen fekk 13 bulletins ñu rangale ko mais 13 bulletins yooyu yëpp ay royal la pur baa ngi nii ñoom ñëpp voté ci bu ñu voté wul 13 candidats yi 12 candidats yi ku nekk dinañ la compal jox la su ko defee ki fi nekk toogaat fii ba pare jokk leen toroxal te defe naa loolu kenn ñaanu ko fi donc ki nga xam ne bu dara dul woon dara moo nekk di liggéeyal askan bi di dem bitim réew di indi matériel di ko may poste de santé centre de santé yi di dem bitim réew di ko may suñu doom yi ci école yi di dugg di génn di financer jigéen ñi leen suñu bëggee suñu avenir doom ñu réglé ko fii ci HLM te HLM lañ koy réglé incha allah voteel leen ñu le 23 ba le 23 ci waxtu wi fépp foo dugg ci HLM vague bleu blanc di fa defar la incha allah Ousmane Touré Koppe HLM jóg leen dégg leen teew na docteur Ndoye Koppe jàmm jeex na HLM jóg leen dégg leen teew na docteur Ndoye Koppe jàmm jeex na HLM jóg leen dégg leen teew na docteur Ndoye Koppe jàmm jeex na technique lañu bëgg technique ba bu njëg technique ba bu wóor technique suñu kër technique lañu bëgg technique ba bu njëg technique ba bu wóor technique suñu kër askan be ko yàgg bëgg dafa jot tey mu doon dëgg nit bu ko mat jox lu gëdd waaja samp na ndënd ngir HLM jëm ca kanam ku ci nekk di ci yëg salam bu ñu bëggee lépp di dox suñu biir gox nañ ko ko jox action sociale moo ci mën école yi moo ci mën hôpitaux yi moo ci mën te suñu mairie mooy ci li gën doleen jëm ndox la bu ñu soxla tey mooy Ousmane Touré Koppe technique la woote ku bëri changement ñëwoon voté HLM ñoo la jox bopp nee na ñu yaay seen baat technique la ñu sopp Koppe naataange lay tekki laat HLM la ñu bëgg yeesalaat ci doxin ak ci waxin nooteel gox bi fépp tepp moo am na nee na tey kaa nee kala doy du dërëm leen la toppee ndaw yi
ànd ak docteur Ndoye nee ñu wóolu nañ la gox bi HLM lañ bëgg a faj ndax gox bi dafa jagadi yàgg nañ ci fantasie doom daal di jagadi technique lañu bëgg technique ba du dëgg technique ba du wóor technique suñu kër technique lañu bëgg technique ba du dëgg technique ba du wóor technique suñu kër ñun HLM mooy suñu dëkkuwaay ku jëmale kanam la ñu bëgg waay te waaja waaja koppe moo di waay fal ko mooy doon suñu noppu laay technique ba du dëgg technique ba du wóor technique suñu kër technique la ñu bëgg technique ba du dëgg technique ba du wóor technique suñu kër HLM jóg leen technique teew na dëkk la koppe jàmm jeex na